baɗigol amɓe hako danla ko connexion o ñing wala nata kuntunum wala yatina mantra fenkol bare fumne kani muruntananne kote ke live felenting fumne kani sañi ɓe ɗum kan Churchill Town ne kono ɓe talende marché ol to ka ñatilin Churchill Town la PDOIS la office oɓe ɗamen fumne kani supportal Halifa Sallah oɓe ñatole de bare ma noma kanne trop yellen supportal ɗumine alon koyede Halifa Sallah ɗuma ganna place stara ko ni kono woto ñine ɓe kering felenting waaw street light si tamit amuñ Ramatulaay dafa xaalal lendem waaye xam naa ne dinañ mun a gis image fii ndanka kon lii moo nekk di xew fu mu nekk ni aga nañ fii nii Talinding marché ñu ngi utali di dem Halifa Sallah si këram bi kon You have a flashlight with you. waaw alaaji comme niñ ko waxee rek ba léegi ñu ngi fii si Churchill Town ñu ngi jëmali waaw këri Halifa Sallah ambiance baa ngi si gannaaw xam naa ne man sax dafa mel ni network bi la rek waaye ni kon mun nañoo mun a waajaat pour mun a wax ak amen mun a am interview ak nit ñi Nothing. No, my brother. No tribal sentiment. Never. No tribal sentiment. One Gambia, one people. One Gambia. Right. Never. Let's go. Ramatulaay you see ñu ne one Gambia one nation no tribal sentiment wow one Gambia la one nation one people Gambia suñ Gambia la noonu laa ko di waxee saa yi nekk rek ñun ñoo ko mun a defar ñoo ko mun a yóbbu ci kanam booloo mooy doole ba léegi rek yéen a ngi seetaan live and direct Gambian Talents Promotion wanaa leen ne askan bi ñoo ñu fi teg lépp lu fee dox rek dinañ leen ko wan su soobee yàlla rek loolu la Ramatulaay fu mu nekk nii xam naa ne trafic bi mu ngi taxaw oncle Halifa Sallah xam naa ne mu ngi utali yoon pour dem këram bi waaye lu ñoo wax nit ñi mooy ne rek gars yi nañ ñu jégal rek parce que mënoon nañoo mun a toog sa mun a am interview ak nit ñi waaye there is no light street light si taaluñ kon dafa jafe pour ñu mun a am lifin bi waaye dinañ seet suñ àggee si Johnson yi Churchill Town fu ñoo utali nii dinañ wàcca pour su ko defee ñu mun a am waxtaan ak nit ñi seet am na nit ñi ñoo xam ne dañ ñoo teeru xaaral kii mu jëlal lando bi ale ñu ne luole ka loo ni Halifa nata luole ka loo woto malo mu ne atina Ramatulaay dinningol bo fakam ko ñindum jamo mi be keri mbang bara dinningol ba fakale ko li Halifa nata drop
luwole ka lo woto be nyin tebbe da min to tek sambe be futala Churchilltown ila men Johnson o nyin to ka silo nyin nyini pour kata Halifa ya anala office be da men mbokay gis ngeen oncle bobu nonu mom dafa xapp rek ci motom di bégee dafa demoon nag tertu ji Halifa Sallah gis ngeen ko fi mu nekk nii mu nga bégee ci motom fu mu nekk de aga nañ ci Churchilltown seen men Johnson bi waaye ba léegi comboy baa ngay dem rek xaw ma fu mu nekk nii fan la ñoo toll daa dañoo continuer dem ba boori Westfield waaw parce que nuroo na loolu daal bu du doon noonu rek moto dinañ doon toog fii nii waaye xam naa ne ñu ngi utali dem Westfield waaye daanaka àgg nañ ci Churchilltown Johnson bi fu mu nekk Brother. Uncle, how do you feel today? waaw moto yi fii la ñoo koofe kay fu mu nekk nii mbaɗigol adol min ɓe jiiɓe kam ɓe Churchilltown ol to motol ɓe koof kam pour kata Serekunda Halifa ya ka dandang ala suwoñin kono woto ngalon ne ate mera bake drong sambing ɓe futala Halifa ya woto ñine ɓe kering mbaɗigol anatol min yalon ko alɓe noma kan drong ngalon ne sañi fu mu nekk nii liro aftata tongola woto ñinem Bakilio pankale. Ayo. Fim nekk ni Alaaji koof nañ. kum nekk ni Ramatulaay ñu ngi wutali këri Halifa Sallah wàcce nañ off the road ñu ngi ne fii Churchilltown fi si ascenseur bi di dem PDOIS seen office bi kon mu ne Halifa dafa taalal dafa demee noonu Westfield dafa duggee ni Serekunda pour génn fii nii ñu ngi nii di koof di dem PDOIS seen office bi ñu ngi nii di koof pour dem office yi doy fu mu nekk nii ñu ngi koof di dem office yi doy dafa lëndëm rek ngeen jégal ñu courant moo amut street lights yi tamit ñu ngi off
Wow, Lola Kai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I saw, we went to the airport to welcome Khalifa in peace. He arrived in peace. What he said was something very good, and then we support it in such a way. Because if you see democratic is something whereby you are able to challenge each other, where you see a person of affection to stabilize on your work and make the work easier. But I will tell you one thing. When a child insists to know what kills the father, that's the day the child will begin the journey to the land of the dead. Oh, really? Really. My brother, I will add this one also there. A river cannot flow through the forest without bringing down any trees. So Khalifa is our president. You know that Khalifa will do it. And system change. No current. No current. No light. No everything. There will be a rise of 500. We are tired of clapping. We are tired of clapping. Shouting. We feel airport. You know? My brother, we are not fools. We are not fools. Getting each other. For 51 years now. And the former remains one way, and they said that's the way of that to stay. But sorry folks, the table is torn. Let the system change. Who was God? Not the Congress. Who was God? Except the demon known as the Almighty Allah. I'm very glad Khalifa Sallah will change our regime and make our faces smile. The smiling face of Africa. Because they said the education is the key of success. Khalifa Sallah is somebody who is having talent, is having that strength to build Gambia. Because we don't have good and intelligent leaders. So Gambia now, we should change. We should change the system. We change the good government. We should change the good governance also, so that everybody may balu. Baraka Bake, thank you very much. You lem support our team. Me alo ko ina tanang kamade Khalifa Ben Dora. Okay. Mbali ngol fum nek ani fratale mununta nan ne kotake PDIS la head office auto jang Churchill Town ñu lem fansol su mili alo ko dara kata Khalifa Bendum e be jikang Khalifa o atata ning Churchill Town Westfield la bara bina tru jang botombe wolto ten Khalifa Sallah moko yor. Yes. Okay. Good. The next president. Inshallah. Waaw Alhaji. ñu ngi fii si office bi egsi nañ. Waaw. Fu mu nekk nii Ramatulaay dinañ àgga fu ambiance bi nekk waaye loolu la comme ni nga ko waxee rek fu mu nekk nii àgga nañ si office yi doy Khalifa tamit xam naa ne moom tamit daanaka léegi tey parce que dafa demoon to Westfield. Ramatulaay fan fii ñu ngi enjoy seen boppa comme ko fu nekk ni seen gis bi Khalifa daanaka àgg na si jaama dal na si jaama kon fii mooy seen main head
Assalamualaikum bawa. Assalamualaikum. Ya man ya kama moy de. Iho sajim falanting tata Halifa bendun nang e apoto to Kaira nin Kaira afrata nang. Salam do ite mun so be min foyla ala bil. Ko ke radio ala ma ko sama radio. Ala ma kera kera. Ay da todi madu. Bamba Camara Bamba Camara Halifa ya jim foko kumol min fota koma jandabe diam la foto mando fani press of the soul diam no adi kana talo bara han wonde Halifa kumol do fana ko diam Okay, you know to do. Usman Cham, dem nañ teeru Halifa ñoo nañ fi jaama yéen ay yu de yow tey lan nga yëg fi sa yaram bi waaw yëg naa ne comme Gambia te dem kanam without youth te mag yi dañu wax ne lépp loo gis ndaw yi si booba yu si fuñ enu si biir réew fuñ jublu foofu la réew bi di mujjee donc yu si ñooy ñëw nekk mag ëllëg su nekkee mag ñoom ñoo war a développe réew mi ñoo war a développe Gambia comme Gambia seen yu si dañ leen war a jàppale dimbali leen képp koo parti boo xam ne yow yaa ëppale yu si Gambia si ëllëg yow sa parti mooy mujjee te mooy jëm kanam because of tey ñun ndaw yi ñun ñoo war a nekk mag ëllëg yaa ngi gis kon war nañoo mën a jàppale si about education war nañoo mën a jàppale si leneen war nañoo mën a jàppale si métier war nañoo mën a ñaax ndaw yi ñu jël ñu am métier because of métier lu góor la loo xamante ni wéppoon la boo xam ne foo mënta dem mën nga ko yóbbaale loolu tamit nekk na loo xamante ni lu baax la nekk na loo xamante ni tamit loolu moo gën man kontaan naa tey si Halifa trop because of moom su dee wax daf dee wax about knowledge su dee wax ngir xam-xam dafa dee wax ngir kii sa ëllëg ba pare te si jéem si la ñoo mën a xoole ëllëg si la ñoo mën a xoole tamit ñu defar tey kon Halifa Sallah gis nga pour man bu baax la boo xamante ni man yow fu mu nekk nii yow yuut nga ban jafe-jafe la yuut si nekk di am fu mu nekk nii waaw benn yuut si ñu gën a bëri si ñoo amul métier ñenn ñi seen éducation bi jàng bi du dee mën a correct bu baax a baax because of tey ñun soo seetloo suñu dee dem study da ngaa gis da ngaa study ba si kanam laaj mu dem doo mën a study si biti doo mën a study si biir wala électricité bi war nañu si mën a dimbale bu baax a baax te war nañoo mën a ubbil yuut si seen boppa si biir Gambie seen biir réew fuñ dëkka ñu liggéeyee foofu noonu war nañoo mën a employé bu baax a baax surtout ñun ñu nga xamante ni dañ dee dem Arabie ñooñu amuñ benn liggéey fii suñ jeexalee benn imam la ñu mën a nekk wala ustaas leneen ba nga xamante ni te loolu suñ diine la gars yi seen boppa ñu ngi demee saay yaa ngi gis su boobaa loolu da nga gis ne dafa am na yoo xam ne ñu ngi jàng métier amuñ bagage yu liggéey ñun te war nañ laa mën a dimbale ñu ubbi leen i place yoo xam ne yooyu la ñuy jobee si foofu noonu la ñuy liggéey mën naa yóbbu Gambie si kanam bu baax a baax jërëjëf Alaaji waa bi rafet na lu mu wax nii dëgg la waa Alaaji lu mu wax waa rafet na trop waa bi rafet na waaw wax bi rafet na Ramatulaay ñu ñooy yuut si they are the future leaders of tomorrow kon ñoom tamit de have this thing ok Ibrahima Faye loo am pour wax ok waaye yaa ngi kontaan lu tax nga bëgg tey Ramatulaay yuut si waa Alaaji ñu dugg si biir rek ñu seet ñu nekk si office ñu waxtaan ak ñoom
ngi fii ci biir office dafa demee True West noonu laa Meroɓe ñaade assalamu aleykum mero aleykum salam toni maɗum Safiya safet ma mbi mbeɗatil sa tata halifa kammana futata nan kayra ala soɓono toon konan tata kammana kayra atol min mi musode mbi ite mbi ite mune fiiɗe balode mbi bi wonte o kontano doron kontano ko me yalo ko man dandula soto kadu Khalifa Sallah ma kanu kodi kammade ma kanu ko feno fen kammala ko ala toña fo anala toña tamando anala banku de kende ya wala tinante banoma ate bu banku din kende baleti ayala banko kanu ayala mol kanu al kata tin toñala momo ni toña bu kata bu kano malo kan ni dal do mandi ka ko ha bañin dara fana parce que ne halifa fana je fana la lodula lota ko ni sono dal mo beyaje par bi halifa kana holto mi yalo ko mo jamal be bulo todi hala ida mi la ko mu des do mo mu sunta wala mu problème dol mu groji ndoroneti katu momo e bulo chodala fana yalo ne ko ya chodi ken sen kamera because adawo kay biri ni what lu sodota Gambia ja mbe yalo ne Khalifa Sallah ate da maleka di yalo ndol be sila dale mo jama bortale bari ate luwolu ndew mambori de luwolu ningal la moy ala ko alkana ta hadidulato tout sekela ndew kasile idi yamuta e batata balanta andu bilin sita bana man nim sade ay men ko wala keta toñaade ala nin toña fo laale wala Khalifa Sallah anda ko system change fana wala ñi ko sa ko ñanta fal ñanta fali na fana ay men ko bana ko toñaade adu mo kilim bu katano ite sira motano la ikilin bawo ida mama wulu akam andu ida mama ke banku dinkeno andu ni masa ya ni montana bo yaaje ko sila wolde ñame ñanta fali na demande ko nga fali anda e wala ko sa ndol ba no ma wala we have to change the system now thank you Wagala. Boka no dem English okay you speak English good what's your beautiful name My name is Aliou Diaw. okay Aliou Diallo tell us how do you feel today Aliou Diaw good Aliou Diaw can you tell us how you feel today Well, I actually feel somewhat excited seeing my favorite politician or candidate coming back from his European tour. And that's why I came out and convinced some youth too in my area to come with them so that we can give him a red carpet welcome to his program. what is your whole impression about the system change that Khalifa is talking about Well, system change is very important because this system has been existing there for 22 years, and this is the same system that want to exist again. That's why he stood up and he said there should be system change, and that system change is for the government to change the way they are implementing their policies, the way they are governing the country should change. You understand? If this is exactly the whole constitution have to change. So many things have to be changed in the government. If this is to continue, it means we still have the Jammeh regime existing. You understand? But in order to remove this that Jammeh regime from existing, system change have to occur. That's why he came up by saying there should be system change, and that system change must happen. If not, I see no better future for the Gambia. as a youth what are some of the priorities of the youth in this country what are some of the things that you may want the government to do for the youth of this country Like, first of all, they need to empower youth because youth empowerment, most especially women empowerment, is very important. And youths are the stream of the nation. If you want any nation to go forward, if you want any nation to prosper, you
have to invest in the youth, empower them, invest them in so many ways. You know, there are in so many ways that you need to capacitate the youth. You know, if youths are capacitated in those ways, I guess this will help the country go forward. But if you don't concentrate on the youth, you only concentrate in the old generation, then it will be very hard for this country to go forward. Because now we are in a different generation, we are in a different atmosphere. So the youths have to come out and take their responsibility. You understand? And when they come out by taking their responsibility, the government has to support them, empower them, capacitize them. You understand? In different ways. You understand? If that happens, I guess better Gambia will be achieved. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Always. Waaw Alaaji gis naa fi kenn mu ngi téye flag bi te youth la foog naa ne dina wax lu am solo Alaaji kay nga waxtaanal ma kii laajte ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Mbokk noo def. jaawa rek. ok dem nañ jëli Halifa Sallah. aga nañ fii nii si jaama. wax ji bëri na coow li bëri na. waaye ñu ngi dégg ñun slogan léegi. system change system change. loolu laa bëggoon nga leeral ñu tuuti si yëfi system change boobu noonu. waaw wax bii nii daal yëpp benn la because man daal bi tur nu ma ko understand ak bu ma ko dee déglu follow abee bu fekkee ne Gambien si yëpp noonu lañ ko dee follow ba pare understand ko coow lu du amaat because daal di lu mu dee wax yëpp nekkul wax bu ees wax bu loo xam ne daf si yàgga ever since bi nga xam ne no ñu ngi def parliamentary election the same card yi nga xam ne yooyu la doon joxe still the same thing ñaari affaire moo fi nekk regime change and the system change te yàlla def na ne regime change loolu def nañ ko successfully with the help of coalition so léegi bu ñu jógee foofu noonu lu ñu war mooy system change loolu kuñ ko wóot sax war ngaa mën a xam ne fu nekk ni Gambia su loolu la moo jublu si so system change bii ni nga xam ne say loolu la ñoo jublu si nii lu war lay no because bu ñu defee regime change defuñ system change it means suñu si regime change amul benn njëriñ so pour ñu mën a xam ne system change moo am njëriñ bi it's like dañu war a follow up the principles yi nga xam ne looloo tax coalition bi am because coalition bi njëriñ bi soo ko xoolee it's like system change bi looloo tax ñu def regime change bi bu desoon regime change rek la xëy na mais bi du doon jaral nit ñi li nga xam ne sax loolu lañ defoon ñu def ko so man daal wax bi dama ko mën a guddal noonu waaye like system change bi lu ma si understand moo gën si Gambien si yëpp képp koo xam ne yaa ngi fii yaa ngi si diaspora because system change bi su amutoon it's like there's no use for election so it's like system change bi loolu ñu di taxaw pour ñu jóg campagne for the coalition for the purpose of all the Gambians both ñi nga xam ne ñu ngi fii and those at the diaspora so it's very very important so daal bi lu ma wax ni ku mel ni honorable Halifa Sallah Gambians yi dañu war a tira ñu koy dégg ak xel not ñu koy dégg ak xol because nit soo koy déglu ak xol doo dee mën a understand the importance of lu nekk si gannaaw lu moo wax man daal bi dama ko yàgg di ko toppa nekkul tey it's like xëy na maybe loolu is not the issue waaye de boo ko xoolee daal bi for the past 2 decades back si time bi campagne jotee si tafee si podium bi always lu mu dee wax Gambia si mooy about the budget mooy 15 bi demoon na sa ba sometimes back mun naa koo fàttali ko amoon na benn journalist ku ko mosoon a laajte ndax yow are you an economic politician or are you an ordinary politician so it's like loolu yëpp soo gisee muy koo wax lu mu daan wax 2 decades ago people yi foog ne xëy na maybe kii dafa tegoon xaalis si kaw ci si réew mi tey Gambia si problème boobu lañ nekk fu waa ji munti dem ñu waa ji sàcc na fii ay millions te fekk moom kaddu boobu nag mu ngi ko doon yàgg a joxe ay 20 years ago waaye Gambia si is like duñ ko doon déglu ak xel soo daal bi dafa yàgg di wax kaddu bi ne nit soo xamul li nga doon doo mën a xam li nga moom te soo xamul li nga moom keneen moo ko jël moomale ko boppam te ca booba yow loolu laa ñëw dal si da ngaa dunda jahannama si kaw suuf kooku dunda arjana si kaw suuf luy jahannama si kaw suuf mooy juddoo si coono yaroo si coono maagee si coono dee si coono. soo kaddu waaw suma broda moom si piaro Halifa for all, you know. Yéen waa fan yéen foo leen jógee foo leen jógee ñu jóge Serekunda, you know, almost ñoo Halifa daal ñoo bokk di same ward Serekunda Central, you know. ba pare ñu ngi ko toppatal another association boo xam ne ñu koy wax ne Patriotic Youth for Democracy and Development though it's not politique
Understand that association is not political, it's not a matter of political issue more than you joke. While the pour strengthen that, understanding you bëgg pour Gambia si understand comme les comments yu mu dee joxe because nit su ma wax ba pare doo ko dee déglu dafa mel ni moom waxam amul benn njëriñ te daal bi dafa yaaga of your own your citizens right ba bi loola la doo jox fonk sa réew mi da nga war a xam sa bopp da nga war a xam ne yow yaa kan doomi réew mi nga da nga war a xam ne noonu des yow yaa amee doole pour fal président pour fal anybody te yow di seen parti yaa am doole pour foli ko so Gambia yes with the flag you know xam nga we Halifa forever you know we see behind him understand Alaaji ñëwal ma waxtaan ak jànq bi ni ma wax ak jigéen ñoom tamit seen kàddu am na solo trop parce que jërëjëf si gannaaw bi nga xamante ne dem nañ jëli ji Halifa Sallah si airport nit yi toppa ko supporters yi bari lool yow naka nga gisee loolu ak naka nga ko dundee man moom dama kontaan si loolu noonu torop because xam naa ne ñëpp ñu fi nekk ñoo xamante ne ñu ngi toppa Halifa ñoom xam ne lan moo tax ñuy toppa Halifa nit yi dëgg la lépp loo xamante ne daf koy wax si gémmiñam dëgg rek lay nekk so loolu moo tax ñun ñu bugg ko toppa si gannaawam te dañ xam ne lu mel ni Halifa su baree si réew mi rek si réew mi dina dem kanam wax ji bari lool gannaaw bi mu tukkee si wax bu mu wax ne système change moom yow loolu la maa sa teg si loolu système change amaamul système change yóbbu loolu Gambien si seen bopp xam ne loolu amaamul di leen interest rek leen change loolu amaangu si dëkk bi ñoom seen own interest la gay nekk di toppa mooy age limit te ñun xam ne Halifa moom léegi nu mu ñëwee ni si biir dëkk bi moom dina pare pour mu setal ñu lépp loo xamante ne mu ngi si lëndëm parce que dañuy toog si radio yi di wax lu leen neex Halifa nii ñoom xamuñ dara Halifa dafa jànga si internet yi di bind nonsense foofu noonu Halifa déggul la ñoom lu ñuy wax yëpp Halifa déggul ko bim na xare Halifa lu mu amee si boppam bi lu mu amee si boppam loolu rek doy na ko soo Halifa du seen morom bu leen neexee ñu wax fii ba suba ñun faalew na ñun 100% PDOIS ñun si gannaawam ba faw fu mu dugg rek ñu toppa ko waaw loolu Alaaji wo sene yaatale ini na nga wax kii si man nga kongo rek bar sa ne fenko be waaw waaw bade ifana ko man nga hawo mo ngado man ni moy ho alhamdulillah afalanting Halifa tatan kayro kono an tata benno kayro kono afatan kayro kono par ko be min fokan drom dia mo min be kerin ko a tonya ya jamme tatale masakunda ko tole bijam bar saani gambe non fala sola tamina wala system change akamunta ko saani wo fana is a new slogan lafta wala e fana yo fonye mbadi mo le demanding mona na Halifa ko system change Halifa mona ne ko system change because ayajo no gambian be live kan no minala commando so wo system hani sa en wala bijam so mi system min change drone wala mo ila own interest wala mo age limit so Halifa ni lafta minna wala mo time limit bi jele constitutional reform bi jele so wo jama bi jele so we al nyanta mil falin so ikara jube ko mi interest min na do wo change kamoy so polo tata wo nyale so ay wole fo so wo kumo man diaye ko min diate wole mo ko akana femfo bari kabri akuyata e ka Halifa la moyle wotumo ke kilin ne be Gambia wole mo Halifati mil ka diamu be kabri wo wado sita borta itata Senegal be si Halifa so mun annene wo anu amamme just 9 Alaaji waxtaanal ak kii rek mu sànni si kàddu bokk bi foog naa ne moom tamit xam nga ñun moom ramatula especially youth waaw ñun moom lañ gën a soxla youth si muy loolu ñu déggee si gaay loo dégg olof ok Paul Jola Socé wo dégg no problème léegi ñu ngi nii teeru nañ Halifa aga nañ si jàmm waaye gis nañ ne yow youth nga dama bëggoon rek nga wax ma tuuti ndax yow foog nga ne wante am nga yaakaar ne si nguur bii nii am nañ plan for the youth of this country nguur bi amuñ benn plan because bu gaa toogee ak léegi waxaguñu benn plan boo xam ne sax dinañ ko def nguur bi li ñu gaa waxoon yëpp dara si ñu ngi nii jël ay nit deport leen from Germany ñëw ko ñu jox leen government Germany jox leen kenn ku nekk 1,900 euros soo ko wéccee bi 100,000 plus ñu ekkati 3,000 dollars di ko jox booy léegi am na koo xam ne kooku opposition la mu ne képp koo xam ne def nañ la nga try dem foofu noonu mu jël looya yóbbu gaa ko government bi nekkoon si dara kenn ku nekk Adama Barrow lañ téye tànka bi ñii leen téye tànka ñii téye loxo ñii téye noppa kenn ku nekk mu ngi hita pour intérêt so government bi
amul njëriñ daal. kon dafa mel ni système change bi comme moto bu yàqu. ok aha todi madum lamin fati halifa felente ka fata kayra jang tata nga kama kayra fata kayra jang bare diamo ani chocho be siaring parce que halifa nyine foko a tonya masa kunda falente bare système o nyi a woma falen do wala nyine karo la to mi lan ko al mufandin kelti ete amela ko système change han fo sanya asun sale bang we agree with Halifa system change man so because they be proof not in the we agree with system change man so killing nunto ya be jawado mena mol kamano samena sai fa tambita wala sukuro the same thing and then recently make it a science I could remember what when Adama be okay kanu otmo akadum sera kuda kono stabilize fa so the same thing appear to be so there is no system change. The same system is running. System kinu yin drone ne ta kan system manki. Ya lu alla karola men si febo yoleta wala mu ato du age limit because age limit ye place o kere mabo mole me alon kala age tambital so lafta ka ole natin itari e bota yola falo dala lu adol je meli alon ko e mol affect meli alon ko lu asobe te di dunya be kono bari ma wotta nyindo for their own interest bole no so system change man targal so ina ke wa ko fande kel dum tol so yakaro so no bang ni masa kunda mi be sire non ndel kay ndel ma yakar so masa kunda ni kay ay mol jikila tende ya because akamuta manikol kam mena tubani fatama sam ye tubanyo sam ima woto yes Alaaji beneen pol mu ngi fi waaye dégguloo pol waaw moom pol la dégga waaw oncle nuyu naa la tur bi nag ak mbokki fan am Matar tey gannaaw bi nga xamante ne dem nañ ca liji Halifa Sallah ci airport bi mu nekkoon bés bu rëy si yéen ngeen génn si moto yu bari lool noo leen dundee loolu waaw man li ma njëkk a wax kontaan naa si loolu après di wax ne loolu noonu Gambie yëpp doomi Gambie bu nekk waroon ngaa mën a dem sax dem tete ji Halifa di ko sox su fekkee ne dañ ne njiit wax naa ne kooku noonu dafa am xelaat bu dina sori ñi moo jiite parce que doo mën a tànn koo xam ne ni yow yaa ko ëpp xelaat ëpp ko gis-gis muy laa jiite loolu kenn du ko def soo fii tànn nit da ngaa tànn ki nga xam ne ni daf gis-gisam da nga yaakaar ne moo ëpp sa gis-gis nga jiital ko pour mu yow li nga mën a gis moom mu mun koo gis ana sax implement loolu noonu su ko defee yow nga mun see am njëriñ ba pare di système change bi Halifa di wax ñi understand bi Halifa di wax di ko sa système change bi Halifa wax soo seetee Barrow bi mu demee si summit nga seet sumay Darboe bi mu demee Angleterre all the problem of the Gambia la moo wax because su fekkee ne sumay Gambia amul problème duñ taxaw anywhere si outside Europe di wax ne Gambia dafa am problème li leen ngi manqué ñoom seen bopp ñu ngi wax loolu noonu Europe Barrow summit bi si boppam mu ngi ut dimbal pour problème si nekk Gambia ñu mun koo sol 8 minutes ne dara keeñut système bi dafa war a keeñ bi parce que loolu moo tax président bi si boppam mu ngi wóor di round di def contact pour gis ne dinañ ko mën a jàppale mu mën a defar yeneen jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ngi ko fi fekk so loolu système keeñ te Halifa ci maa nekk ne moom moo ñu ko def système bi ceeñ na wala ceeñut non système bi ceeñut ni ñu ko bëggee ana sax ni mu war a demeewul noonu because li nga xam ne ni moom moo war a am mooy ne ministres ak cabinet ak national assembly ñoom ñoo war a ba pare li si gën a garaaw sax mooy ne Halifa waxut système change rek noppi Halifa stock different topic different analyse la Halifa def lan moo tax ñu génne suma système change boobu noonu rek ne Halifa lii la wax te Halifa ñun ñëpp dégg nañ ne mu ngi contribute ne ñoom seen proposal ñu ngi even work ak government pour war ni government ne ko bala ñoo jël suñu licence di ko jox suma yeneen nit ñoo xam ne dañoo ñëw rek jël jën yi yóbbu ko waaye nag ñu waxtaan ak ñooñu noonu factory si ñu samp ko si biir réewi Gambia mu nekk intérêt si Gambia nit yi nekk di ko liggéey loolu noonu Halifa wax na ko ba loolu moo tax waxoon ne Halifa wax na lii te loolu noonu lu baax la intérêt si Gambia waaye dañ génne système change bi rek ne Halifa war ko wax te ministre bi su demee dafa ne Gambia dara doxul président bi su génnee dafa ne Gambia dara doxul jàppale leen ma soo ñoom ñëpp si benn line bi leen nekk affaire bi doxul soo ñu ngi try pour mu dox soo pour mu dox nag cabinet bi ak national assembly loolu noonu ñoom seen liggéey la seen responsabilité pour ñu def ko te ñun ñoo xam nañ ne depuis bi sitting bi starté ba léegi amul benn MP si biir parlement bi koo xam ne ni def nga contribution bu gën a baax li Halifa di def
so suñ ne programme an agenda dang koo wax binda ko ana sax te loolu noonu gis nañ ne doy si loolu la nekk di nga fii ñi fi nekk yëpp amul kenn koo xam ne dañ jox nañ la dalasi sax pour nga dem ci la bi ko sax dañ koo dunda Gambia lañ soxla so li pour ñu am ñoo xam ne ni dañ pare joxe seen laay seen bakken pour Gambia dem ci kanam ana sax soo fii doy xale bi gën a ndaw sax soo ko laajee daf laa wax programme yi nga xam ne ni mooy doxali dina man day ma school musuma toog si toogu school waaye am na yeneen ministre yoo xam ne ni sax su ma toogee ak ñoom pour wax ak ñoom développement ñu dem because lenn la affaire bi da ngaa nangu da nga nangu dëgga wala nga nangu fekk programme la constitution bi dafa leer nañ ana sanga lañ ko binda yow soo xamutee dara sax ñii la ko waxal nga xam ko ni la nii la constitution bi wax lii la constitution bi wax soo demutee school sax soo ko toogee war nga koo mën a def amal good advice ana sanga soo ñun loolu la ñu Halifa jàngal loolu la ñu Siré jàngal loolu la ñu keneen ak yeneen jàngal since 1986 87 ba léegi ñu ngi polo Gambia yëpp doy lañ but self interest moo fi nekk Gambia yëpp doy lañ waa Alaaji man loolu laa jëlee mu ne Gambia yëpp doy lañ non amal dama ni loolu dama wax loolu mooy ne ku nekk a bëgg lu baax yow bëgguloo sa njaboot nekk si fitna da nga ko bëgg lu baax lanay indi lu baax programme lanay indi lu baax ité lanay indi lu baax sacrifice te doy pare nañ pour def loolu noonu pour Gambia war nañ leen ko si 94 war nañ leen ko si 2016 94 bu affaire bi ne karab ñoom ñoo njëkk a jóg taxaw event si bëri yu lay xew fii nañ Gambia doy ñooy taxaw soo seetee si may problème is may April 10 and 11 Halifa ak Sidia ñoom rek a jiina si mbedd di dugg si biir xeer yi nga am si may di yëfi doma yu ni crisis boobu noonu bi mu xapuñee Halifa moom kenn rek lañ dégg mu wax imam yaa ngi fi ñëpp a everybody ñu ngi fi Halifa rek lañ dégg mu wax comment si ba mu jaral ko ñu arrest ko nga ñëw si 2016 ñëpp daaw ñu ne ko kañ ñu yóbbuwaale la mu ne leen déedéet naa fi dee so lan la nit yi bëgg a léegi yow soo fekkee ne da ngaa criticize nit ki indil loo xam ne ni moo gën a wér moom li moo indi loolu mooy wax jërëjëf Alaaji kooku kàddoom yi rafet nañ ibe mu ne fay la je min ko wolen toñati ana fengo fem fanam faja wolem atala opinion because nga ñene foko divergent views mol ñanta ko wala soto because Gambian ye right soto pour fana ya yitande ila ftela banko bi ta ñamen wota de fana yitande ro ke janko doy amandan ko min ka foko police ko fangola karo da mala sa bare tatal up to civic education level because afata mankara bare ay ko lo ñaadi le ay easy lo ñaade wala ñinte ko aka doy min noma akela moy doy la wala ka yitandiro kala atem banku dingo munem ala lodu lati anem banko ñi ñanta tala ñame wala nabe laare ngo ñama hani civic education mu ko de mi ala ko be wala faka ok Alaaji comme ni nga ko doon waxee rek waaw loolu la rahmatullah comme be min fokan ko funding kebe min fokan wala ko ito dalilo mi atna be do ñi no maka bare comme like new slogan sa fo no wala findita Gambia wala system change funding kebe wala fokan woto me ñin temera min ko de rahmatullah malo ne de liro fota to wala de fum ne kanide parce que kabiren tilibulo bi jam fum ne kani o ko na fa sala ma ne jeno ko tek malo ngata waaw Alaaji fu mu nekk nii Halifa Sallah dafa soona waaye lim ñu wax airport bi mooy dina woote press conference mu leeral affaire siñ ko teg si gannaawam waaye bala moo leeral affaire si mu ne dina ko gestu dina waxtaan ak press secretary bu nekk ak président office ba pare dina waxtaan ak director of GRTS bi lu tax ñu jël kàddu yooyu teg ko ci kawam ci gannaawam bu ko defee mu leeral oota presse bi ñu ñëw lépp dara du leen fi raw mbokk yi wax naa leen ne Gambian Talents ñoo leen fi nekkal ñun askan bee ñu ñor askan bi lañ fi nekkal nekkaluñ fi benn parti supportuñ benn parti ñun dañuy liggéey rek ngir askan bi ngir yàlla tax fépp fu waay nekk rek dinañ la fa fekka ngay def lu baax ci askan bi dinañ la fa fekka waxtaan ak yow génne ko depuis si suba ñu ngi fi ak gaay doy yi toppa nañ leen ci office bi ba ci airport bi waxtaan leen feeg ñu bëree bëri te luñ wax am na solo lool Alaaji mba nga baalal ma rek wax ko ci joolaa rek comme ni nga ko doon defee rek sa mbokki joolaa yi rahmatullahi mo nekkane ma nya bukano de ko mo kare be Gambian Talents wala mo re ko programme nya bamba parce que ko ke de mo nanu leñu ke di office di doy Halifa Sallah ngalo atla mana nya na gaga
woto moyeno mo kana na malu senu meno tate kala kala mo kasankana tu wa ko mo erege no mata ko mo hande nyame mo kana mo no mi yeso bare nam woto ma ento meno kankan na nyame nya ju slogan pour no system change no wa mo kana am dum sa kunda mo wara ko joyeno wara bara mo pour wo betade jaar ko ben ke Halifa Sallah na rek ya ko metti ko ma ko kana mo merege pambache ngor diket masa kunda di kan ko para pour ma ba press conference ma ba yisen men ana kadi gamba de wala sa ko ba mo jaay ko rahmatullah ko be na ko nyame do loro liro ni ko ko la ngalom be dan la janna ka bi tili bulo ni baale mo be nyodu pour ne kan Halifa Sallah ko tan na ko Allah tan na ko to mando afrika yale akara be fo nyande ka parce que abara man fama jam ba la ba dale awon dol fanan ngalom be ko do la janne be baade mo ni dan ka fay ko fo wadi do wata ni press conference wata sama fe mi ala ka di leen wax rek ñu toppa Gambian Talents Promotion rek lépp luy leeral ak yooyu gars yi dinañ leen ko indil fii nii ci affaire yi système change bi alaaji parce que système change bi fi mu nekk nii dëkk bi yëpp moom la ñuy waxantoo système change bi dafa jaaxal ñu bari lan la Halifa miin si système change bi tey nag mënut a wax nit yi lan la miin si système change bi parce que ñooñam yi mu àndat mayuñ ko mu waxtaan ak journaliste yi waaye bëggoon naa waxtaan ak journaliste yi waaye suñ demee ba nga xamante ne ñëw na ñu waxtaan ak benn kii rek bala ñoo close rek parce que lu duuf si cin li xejul si xama lu duuf si nag la xejul si cin li yaa booy nuyu naa la mandinko abe ñaadi todi ma dum bare to nte to sammangal felantin dara Halifa be dum kayro kono amuru tanam kayre atol miliyalo ka to na nyolti masakunda to ya da tatale bare mo ina ko la sol masakunda le bijam Halifa ya nyim fala kata la ko to nya masakunda wala falenta bare system ni ma fali la faka ni karo ke ila fana ngite mo na jew ko ala baraka atol men be ni karo Halifa e men ay sa continue no la kay e ko Halifa mi fo wala to nyaati kay nte la ta wala fana nte continue la ta la men ka sanji tallu ñina mbe marli dole min jawara yake monte mamme be carte fayla jawara nadim folo wulu tasal wasala carte fa wasala fana keda last de man carte fa jawara yaya dal sanji mo andi bula don la boda wulli wes ni yaya kambe nyim banko kanja nene mamuru ko wulli ko lafta men nan ka wala ko sanji mo andi fulo banda ala yake nyina wale sono bada da sabanya ala kon barde da roka ba wulli ka kay to nat minanta men ba kono mo dan tan meeting da kay to sabe ka sama office la ta mo mola ka je ko nali man ko ale sono dada to te carte fayla dunde campagne da bawo ala natan de ma ko ale sono dada bar ko ale sono dada ni bite wala aja continue e ko doyelen sinkiroti kwale sono sinkiroto kwale sono la sinkiro nata re korda mu e kabero men fala wala korta hon doylem ngam bakala ma birana fulola bakala ma jata la batala antol men man kala to ka ke njato na karanna li ela na fulo le londo nte fangala don kilo ko yemune la den kilo nan di wo don kilo la polo ba jande weta be e kuwa senata e kido pose Halifa Sallah ya bulo wulindi ako Gambia te kidi fay bankuti wayo nalel kelo to bor la balwo kele tumo la bor balol wo wayo nalel ako nye radio la FM wo parda si tumo dunna talalulu wato dunna Gambian ko la fo kambato Halifa ye munefo ya munefo woto man kelo be duri kele tumo la bori baloli wo ayo naleli Halifa le mu bori baloti Halifa be banta sidi be konoto wolle na ta londo tama karanga mu kukum maleti karambali amu mantoro leti londo le ka banko bonni karanga le ka banko sutura wayo
nalen ni agency tay mbedo e ko wasinata wato me kido posé imalo jo malem APRC imalo jo malem UDP imalo jo malem GMC imalo jo malem PDO IC imalo jo malem okay ajara e ko Halifa ya bulolo akom Gambia man ako Gambia te kidi fay bankuti because Gambia kidi fayo amojere Gambia man banko do la kabiros ngatambi nonda system o membe banko ka tonya ya jamme mo fa man sole mbe sonta wala ngaw fana don kidi bari mo fa kola mbe mento wala den kilo mo muneti ya jamme yo mo fa men ako kanela yo manta kanela yo mo fa man saya o manta kanela kucha woto bije manta kanela tia tombongo beje manta kanela ali mamoli bondila manta kanela sefoli doyala manta kanela yo jonari soli fala ba manta kanela yo mo fa man saya o manta kanela okay o system on te o kono bi lafta men nan safo bar fenne mantala Gambia la tamandernya kato meni beje ima fonye ko na hammo munyati birin nata lafta kallo irwande ima fonye ko na hammo munyati kajata kenda sabatendi ima fonye ko na tala kabaluwa sabatendi andon karko nonto tiliyata do mandi mena lalaga kendo nyanta fola nyenden sinna mo eno femena tonya ni ko ina ta sai do ko tinyaro na ke dada anomo dada mandia bari nimbe telmeni be sirimbe damela isin na jiki jankol ko jigoga fisa fati ntol fana nata mbe banko ka fente mu man fentarje bari na hammo mo e kuwasi nata ya kido pose Halifa ya mulo wulindi ako Gambia te kidi fay bankuti waya nalen para ni Gambia mu kidi fay bankoti wal nata le ko yenne kel wala be Gambia wal nata kelo dam man ka abarka kelo le kele man Gambia man mo bo abarka lonni ti abe siri dungu sodo tambe ka fole Khalifa man na pardas Khalifa e mum fo yaya ga mum Khalifa e mum fo yaya e mum fo ala yake yaya ala fudo ta ja nyoku atata bajo e ko bebe siri ni aje ndoli be la casino dole be lori ni aje dobe do moro kala kono be fala abe tulunda ko te liwesi ko ni wodu samma juwan ala baraka aba wayne mbara alaji fenkole nga waxtaan ak kooku rek yaa close kay nga waxtaan ak kii rek moy Samba Juara ya mi nya koy sudi konde yo nyenna mo be mabula UDP yu ay mole mati ka kuma kan dala no man ka kala be moli nafala o mole mati ka biren since 96 je muso be lori koy fatiyo so monam to nyana fasa ale ni momen be jang mo man na ko di ñewla mo man na fe feñi ni Khalifa mo ngeen di ñew wa alaaji Halifa ngeen ñu nañ taray bu ko defé bari mo la ko ñu be jibe ka Khalifa felante fatana Khalifa Sallah waxoon naa la ko ne lum sona dina ñëw waxtaan ak fan sami parce que moom fan si rek ñoo ko ñor so moom lum sona dina ñëw nekk nii ñëw non ñu may ko morom yo da ngay taxaw ba ci kanam boy ci say ñu demul ñu tax bay kay
Alaaji comme ni ma la ko waxee woon rek Halifa Sallah lu sona foog mu ñëw rek waxtaan ak askan bi. waaw loolu la rahmatullah ñu ngi nii xëy na hôpital mu wàccaat moto bi. waaw Alaaji fo man di ko ko won yes mbaɗigol fum nekani Halifa fano selenting sotananne pour kana kadum hôpital ni to ala sokoɗal nin ceeɓal ɓeɓe loori ka ɓe ko pour ka ɓenɗo to Halifa fandinkel selenting ɓe loori ka bundañi yele pour mi mbatanala Halifa ko jinanno alkawole jiiɓe ten ñim muso ka jinan Halifa ɓe mokoro min kono ten ñim muso ka jina wolto oton felenting kono ton ɓe Halifa batla pour a futana Ramatulaay waaw Alaaji dimbale maire bi pour mu wàcca si waxoon naa la ne Halifa lum sona ok ak Ami Sila jigéen bi mooy Ami Sila waaw Ami Sila moom am na afta dinañ waxtaan ak moom Alaaji mu seet lanaay taxawaayam ci parti bi Halifa kilifa yëpp ñëw nañ tertu ko gis nga ko ñu pan koo xaar Ousmane Diallo. Elisa Diallo. mu ngi dem. gis nga xaay. Alaaji nga taxawee nii Alaaji gannaaw bi Halifa Thank you very much. Thank you very much. Parce que ni tamit ñu ko fee xaar. Li war mo aw nekk nii Halifa mënut a wàcc ngir affaire bi dafa xat. Alaaji ñu dem waa jigéen boobu rek Ami Sila waaye fii mu ngi xalal li ñu waxtaan ak Ami Sila Atau man bekerja memang kita man saya lahar. Man bekerja siapa yang nyufi? Alaaji fi mu nekk nii université na si léegi. pour mu wàcce problème. Good. Ami Sila waay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaleykum salaam. Todi madu. Ami Sila. Felen de tata Halifa kama kaira. Dia mo siata. Halifa ya nyine tandi ko kadre mo ko na ko da kabi system change. Am dala ko new slogan wala be kere. Alo ya no ko ami tuyo ay be do. Mo ne dala lo la da system change. Yes, you know we have two programs. Yeah. Our first program was
system change. But the Gambian people said regime change. And hence we are a people organization, so we have to go by what the people said. So we too, we went, and then we struggled to have the regime change. But that was the demand of the situation. And hence we are a people organization, so we have to do that demand. But now, after that, that's why we were interested in the think tank, because the think tank was going to be the embryo of the system change, because the think tank was going to embrace everybody, Gambians at home and abroad, and all aspects of human life. We have to be in that think tank, and that was going to be the embryo of the system change. But the think tank did not happen as we wish, because our people want to be in the think tank and then in the parliament. Because for me, I stood for Budun constituency, so that we'll be able to help the coalition, because we are the founding members of the coalition, and we don't want the coalition to fail. That's why we want to be the conscience of the coalition. So whatever we see that's going to deviate, we have to talk about it, because that's our mission, to see that it has changed, so that we have the reforms, constitutional reforms, legal reforms, and all those things, so that it will be, Gambia will become more democratic. And then the women, the quota, the women are calling for the quota, because for me, I have 19% of the vote, but I cannot get in, because it is the first past the post, and that's very difficult for women. But if it was a quota, the 19% that have voted for me, I should have been in, because what I got, most of the constituencies, I have more than them. So why am I not there? That's why we are calling for the reforms. And that's what the opposition was talking about in the Jammeh administration. So why should we not do it? So that's why we are talking about the think tank. And now, because of us, really, the people are still querying so many things. The electricity, the water, and everything, and all other things. People really are impatient. And it's only system change that can solve that. Yes, but still, now the coalition still have, the Barrow administration still has a chance to really go by our manifesto, so that people will at least know that this is temporal, so that we can come to system. But really, it's a system change that can solve the Gambian problem. So with the system change, we are going to get our democracy, and then we are going to have our liberty. And you will see that with this, the Jammeh Commission, we are seeing that Gambia is not all. And that's all the time, that's what Uday was saying. Gambia is not all. And if you take all those millions and invest it in the productive sectors of the economy, Gambia would have been like Kuwait today and Qatar. Because 50 years ago, Kuwait and Qatar, they were fishing villages. Look at them now. Much more a Gambia, less than 2 million, definitely. With system change, Gambia is going to be paradise on earth. And for us, we always say Gambia was never poor. And we have been absorbed. Look at all those millions. Are they invested into the fishing, into agriculture, into industry, into solar? We not have been dependent on oil. That's why for us still, we can only go ahead. We have our liberty, so that they'll give us our God-given rights. That's the liberty, the dignity, because we are sovereign, and we should not look up to anybody or look down. We are human beings, and we are Khalifa on earth, and we should really live well. And then the prosperity, so that take all those millions, invest it into production, into industry, link industry and agriculture, so that people, Gambia will become a heaven, and we can do that. Thank you very much. Thank you very much. And again, to one Gambia, one nation, one people. We are one. They should not decide us. Nobody should decide us. Thank you very much. Sila, excuse me, I just want to... Sila, Auntie Abby. Waa Halifa dafa meloon ni mu ngi wàcc waaye right now nii wàccaatut. And I work also to I'm a journalist, I'm a columnist in the Korean, and also I write novels, I'm a creative writer. Also I'm a politician. Sila, new slogans has now emerged during Khalifa's talk in Europe. You know, I mean, a lot of controversy statements has emerged about the system change. I just want you to tell our brave and listeners bravely about what kind of system change is Khalifa Sallah calling for? System
in Gambia, we need liberty. Liberty is that all the given rights, God-given rights of the Gambian people, we should enjoy it. Right to food, right to shelter, right to education, right to health, all the rights. And it should be with responsibility. The responsibility is that we are Gambians. Just be behind me. Tamandi nyafana yaton ko be tiliti baw ko la kudo abe tamal anyanta tamal nyama ni wato kolo kon borobe kala anyama so zaji ko ni sai sai ko baw ko be tantin abe tamal anyama sorry meleki mo jala sorry meleki meleki mo jala banko fasala to banko yetaya so ibajela ko baroto opposition o sotola membe tan la banko kam be nga bulo dum no bulu be ye banko do so ibajela ko na boteje membe nala abe banko tarala me yalon ko kam be ngo be tarala je tamandre nya kendo be tarala je wole mu regime change system change mu muneti dindin wuli keme nani wole ka bona karambungoto kawta sanji tan ani fula kono wobe do ko soto la nyaadi ni facture man tara lole nyim banko ka atakeno la senalal be fata bondi la nyaadi ni iman turo soto jambando soto e sene jorangol soto gadin do ko lalbe la do ko kala nyaadi ni jambando man soto turo man soto sene jorangol man soto ni gadin do ko lal e do ko ke ni cooperative man tarkere me yalon ko e betala kala fengol be sang ibulu fo wolte continue la kata marché to ka wafiro keje wala kata mbeddo to ka wafiro keje an wole be keri watu do ila fengol te sanna woto system change mu wolet ko naba mbe niemoto kulungol sotola membe talaje ka niol muta ka landi ka nati banko kan pour do ko e soto nyim banko kan ka topotoja sardinol nyim bebi si do ko no nyim banko kan ni ya wafe banta wo ko do be dunna nyim banko kan ay ke banko la ko doti ya dunde aran kesoto wole ba kendila isi silo dadano isi lampol topoto no isi juwol sotondino ni tata bato kunku sanyang ibe fengol bondi kan ne banko koto iba wafi kan wotumo ibu kam fen fo mol iba jelo ko system change wole mo sani membe je abetala ka wafi kodo membe soto laje ya dunde aran kesoto isaje ko wobe banko dokula nyin kulango men yalo ko amantara tara sharing ibajel ko wobe isa sone yande non ibajel franco na dutolu fengol be isa yelmanu no yake min fengot pour doko yesoto nyim banko ka wala mu system change ibajel ko musol men yalo ko ba katakanne pour que wafiro ke bari sembo tebulu ibe cooperative wol soto la men secretary general kala ka nyinin ka Director General membe GRTS mbakile ka nyinin ka ninga kuma koyo sodo adjumalungo be press conference kilila momo mesina mabe jang isina mabe kumo ye koyi mo be ya kalamuta anyanta kalamuta la nyame abekela 11 o'clock Friday me press conference sotola pour que ko be koyndi molma nani tamo London jang biro be jang nay biro na tamo kete nyamen même fotaje be ba kalamuta bari mo be ya lon ko mol tela kodo bondila ka mol kili fo London fo Belgium kala hotelol jo ka samba dinkira jamaatu ka parliamentarian je ka nafulutiyol je men yalon ko isi kodo nati nyim banko kan pour banko yetama ka mo jamaaje pour mun kamma yetaje doron pour ka baronendi pour ka doya fo mobe wokela juma bala kodo dundila mo ka pour yetaje pour
ye koku ite koku fonolaje men manke pour kata ka baro doya ite manke nandir laata manke doya la woto amunta ko menketa London menketa Belgium arjumalungo bebe koyla molya moy asilong anyanta lon na nyame bari mo kontante baake na ko mola jikko sotota baake banko la ko wot bawo yaaje ko nim banko amanke baro tati amanke pati tati Gambia dingol le tamu oto Gambia dingol bele nyanta kamben na sani ngena banko ding ya bunya nga fatam fal so bundi ko wot wala ko mata sa ba mang leen wax ne ñu wax lo min ci système change rek ci olof bi waaw maa ngi nga kata nga waaw mu ngi mel ni waaw li ñu gën a digëral mooy ngeen bàyyi xel ne réew mi soppeeku na wande réew mi feek doomi Gambie bu bees judduwul réew mu bees noonu du mun a sax ba nag doomi Gambie bu bees moo war a judd ku xam boppam ku xam ne moom réew mi ndax doomi Gambie ñoo soppi réew bi yëf yi demee ba jafe itam doomi Gambie ñoo ànd nekk benn pour coow bu mu am xeex bu mu am ba réew mi soppeeku bon nag fi ñu toll nii dañ d'accord ne ki ñoo jiital dafa taxaw pour nekk independent candidate ndax bu mu farleel benn parti su ko defee dina toog foofu ñetti at gannaaw ñetti at yi wote dina am te moom du taxawaat loolu la ñu d'accord loolu liñ bëgg mooy ne moom su toogee dafa nekk defarkat ñëpp jàppale ko mu defar ñu defaraat baati réew mu bees mooy constitution defaraat luwaay isi doxalin bu sell doomi réew mi ñuy leen a jàngal ndax ñëpp mun a ànd ñëpp mun a nekk benn bu xaajaaloo ci suñu biir ñu fàtte parti yi ci jamono jooju ba ñetti at yi passé su ko defee ñu dem suñ demee wote nit ñi nag bàyyi seen xel ne suñoo tànnaat nag léegi ñu ngee tànn ñi nga xam ne ñooy war a dàq si suñu coono ki fee toog ñetti at dina am coono yu mun a dàq waaye du mun a defar réew mi bi nga xam ne ñeneen téeméeri junni xale yi wàcc ci school yi dinañ mun a am liggéey ci réew te loolu mooy système change mooy ñu génnee coono ci réew mi ndax ñu ngi am géej goo xam ne gii mun nañu faa nappa def fa saxaari nappukaay di toppatoo jën yi ci suufi Gambia mu jox suñu doomi réew mi liggéey ñuy jaayi jën yi mu isi alal ci réew mi ñu dugal ko ci keesi réew mi ndax ñu mun a defar yoon yi di defar li nga xam ne mooy lampa yi ak isi ndox mi ne li nga xam ne mooy li ñoo génnee ci ron suuf si ci Batakunku Saañang loolu yëpp ni nga fexe mun koo génnee jaayi ko mu isi alal ci réew mi ndax ngay ko mun a yopp toppatoo réew mi liggéeyukaay mun a am ci réew mi suñu li nga xam ne mooy mango jeeg saraan seeg yëpp nga mun koo ëlbati mu nekk naani loolu jur place liggéeykaay ci réew mi maalo mi ñu mun koo béyal suñu bopp mun a isi liggéeykaay ci réew mu mel ni loolu mooy système change gis nga ñi nga xam ne ay jaayaatu wante amuñu doole ci business yu ndaw yi ñuy def foog nga am coopérative boo xam ne bii moo leen a jox xaalis ñuy cee wéeru su ko defee seen njaay mi mun a gën a jëm ko misaal bi mooy lan di nga jox ñi nga xam ne ñoo nekk ci naako bi jiwu machine engrais ñu liggéey ba pare coopérative bi ñëw jënd ko ci seen loxo ñiy jaayaatu ñu jox leen ko su ko defee ñooñu di ko jaay so ni nga gis ne bon ni nga jokkale ñiy liggéey ci tool yi ak ñiy jaayaatu te am coopérative boo xam ne ñaari boor yëpp dinañ leen di ñiy béykat yi dañ leen jox engrais jiwu machine loolu la ñoo ooyee système change su ko defee nit ñi mun a génn ci coono ñun nag dañu ne ñetti at yi nga xam ne Barrow di toog loolu mënu koo liggéey liñ ko sant na ko xam mu liggéey loola la ca des nag ñu nit ñi ñu xam ne nguur giy ñëwaat balaan koo woteel daf la war a wax lu set ban façon doxalin laa isi ci réew mi soo ci d'accord nag nga jiital ko li ñuy sànni ñi nag doxalin biñ soxla ci nguur googu mooy mu isil ñu wecci doxalin mooy isi système change ndax nit ñi mën a génn ci coono ndax looloo tax ñu ne ñuy woteel nit bon nag façon ñu waxtaan yooyu la ñu waxtaan Angleterre am na nag lu ñu wax ci rajo bi ñoom ëllëg
dinaa téléphone ci office président bi laaj leen wax jooju fi mu jógee ministre bi yore mbiri xibaar yi naa ko laaj fu wax ji jógee ka yore directeur général GRTS naa ko laaj fu wax ji jógee su ma demee ba am lu set ajjuma ci fukki waxtu ak benn dinaa am press conference fii waxtaan ak askan wi mun a leeral li mu uti woon ci London ndax am na ñu bëri ñu am fayda ñoo xam ne ñi tase naa fa ak ñoom dugal nañ ma ci hôtel feel nañ ma suma yoon te xam naa ne benn nit ku ñàkk fayda du jël nit ku am fayda du jël nit oo ko pour du wax dara Angleterre lu dem wax naan Barrow baax na ndax Barrow baaxul yaakaar naa ne suñu wax war naa passé lu demee noonu mu mel ni li ma fa uti woon dinaa ko leeral ci ajjuma ji waaw bon nag sonn ngeen waaw coono gi waaw I'll do that waaw coono gi gis naa ko wante lii la ñoo ooyee doomi réew dangaa moomale réew mi sa bopp bu kenn nangooti keneen moomale réew mi boppam yow mu génne la ci ndax niñ ko daan waxee rek bu gën a ngeen bàyyi xel loolu nit su xamul ki mu doon du xam li mu moom su xamul li mu moom keneen moomale ko boppam moom mu ñàkk ko kooku nekk ci àjjana ci kaw suuf yow nga nekk ci jaxanam ci kaw suuf ci coono magee ci coono magee ci coono dee ci coono kooku kenn du ko nagoti It is important to understand the whole purpose of meeting the Gambian community in the diaspora. They are the one who invited me there because they are concerned about their nation. Many Gambians are being deported now to come back to the country. Do they have a future? That is the question. And they wanted to know what should happen in this country to give them a future. I emphasized to them that when this country was in a critical situation, 99.9% of Gambians did not expect that this country will change through the ballot box. We gave confidence to the people and we developed a strategy. And that strategy entailed making sure that the change will not be owned by any party or personality, but will be owned by the Gambian people. That's why we agreed that then candidate Barrow will just be there for 3 years, will stand as an independent candidate, and will not participate in the election after the transition. This was meant to enable the Gambian people to own the change and own the whole process. And they will not be conditioned by any other consideration such as ethno-linguistic loyalties, but will see that they are a Gambian people. We wanted during the 3 years to create a Gambian people who will take charge of their destiny. That is what we call regime change, that the president will preside over constitutional reform, legal reform, institutional reform, so that we will not have violation of human rights. We will have respect for the rights of people. We will have good governance so that there will not be corruption, there will not be abuse of office. Everything will be handled in the proper way. People will have confidence in the country because if they're going to give a contract, it will be on competitive bidding. They will tender it. Anybody who has a greater ability to serve the nation will serve the nation. And all this will be done in the public space, which means that there will be transparency and accountability during the period. This is what we anticipated. This is what we call regime change. That is, help the country to create a foundation so that we prepare for the future, united as a Gambian people. Now, when we talk about system change, that is to provide jobs to the people, provide income to the farmers, that is creating a cooperative that will give the farmers fertilizer, give them farming implements, give them seeds, so that they can produce en masse, so that we can have food self-sufficiency. It is
system change is being able to transform what we produce in groundnuts, in tomato, everything that we are producing in fruits, and transform it into drinks and things of that nature, so that we will have processed goods and provide jobs in the country. It means transforming our minerals, doing proper prospecting, transform our minerals, sell them, and put them in our national coffers so that we can provide electricity, water supply, all the things that we need. It means also our ocean. Look at our ocean. It's to have fishing trawlers, get the fish, land them here, people will have jobs, sell them, get foreign exchange, so that we'll be able to take charge of our destiny. That is what you call system change. It is to change the whole economic foundation of society so that people will be able to have better lives, to have prosperity. That cannot be done in 3 years. That is why we say prepare the change that will stabilize the country, make us own the country, allow all political parties to speak to the people so that nobody will be ignorant anymore. Everybody will understand that power belongs to the people, and people will be ready to make their decision as to who, when the system change comes, who to allow to lead that change. This is what has been made very clear in the UK. For the diaspora to know that they are part and parcel of the current change. It is not Barrow's change, it's not Salah's change, it's not a party's change, it is the change of the Gambian people. And the change was brought about by all of us. So therefore, let's unite together, irrespective of what happened in the past, to create a new Gambia. And we hope that tomorrow, after hearing what has been said in there, I will make sure that I will call the office of the president to find out whether it emanated from him. I will call the minister to find out what happened, DG in GRTS to find out what happened, and 11 o'clock on Friday, I will hold a press conference to clarify all the issues. This is what I had said in our local language. Thank you, Mr.